voilà mbokk yi mu nekkoon njiitu réew mi le président Macky Sall li gën a am solo li ñu mën a jàpp ci xibaar yi nga xamante ni jot na fi rot mooy néew yu doomu Sénégal yi nga xamante ni ñu ngi génn àdduna ci Covid 19 bi nekk fële ca bitim réew léegi Sénégal revenir la ci décision bi nga xamante ni jëloon nañ ko ni duñ leen rapatrier léegi néew yooyu mën nañ leen rapatrier fii ci Sénégal su denc leen fii comme ni ko njiitu réew mi waxee devant une forte demande noonu la ko président de la République waxee wax na itam après consultation ginnaaw bu mu waxtaanee ak ñoo équipe bu am solo bu pluridisciplinaire ñoom waxtaan nañ ko wax nañ ko itam ni Covid bi mën na dem fii ba août jàpp mois de septembre donc li muy laaj mooy vivre désormais avec le virus apprendre à vivre avec le virus ci loolu moo tax dinañu oyofal yenn mesures yi nga xamante ni jëloon nañ ko bokk na ci couvre-feu bi léegi 21h la ba 5h du matin couvre-feu bi nekkatul 20h 6h du matin mais 21h 5h du matin beneen bi itam horaire bureau yi nekk na 9h ba 16h marché yi itam les lieux de commerce dinañu ubbi juróom benni fan ñu daal di tëj benn fan ngir mën a désinfecter marché yi luuma yi itam dinañ ko ubbiwaat beneen bi ñëpp doon xaar mooy les lieux de culte muy mosquée yi ak église yi njiitu réew mi jël na dogal ne itam dinañu ko ubbiwaat beneen bi mooy wàllum njàng mi les cours dinañu reprendre le 2 juin comme niñ ko annoncé woon CM2 ak 3e ak terminale ñoom ñooy reprendre ñeneen ñi ñoom dinañu xaar continuer suivre les émissions yi nga xamante ni mi nga am ci rajo yi ak télévision yi en attendant ñuy xool beneen solution loolu itam ñëw na ci port obligatoire de masque dans les lieux de culte ak restaurant yi loolu itam jiitu réew mi wax na ko wax na itam ni confectionné nañu fi mu toll nii lu toll ci 10 000 masques yoo xamante ni dinañu ko distribuer Souleymane loolu bokk na ci li gën a am solo ci dogal yi. waaw dafa mel ni président de la République li ñu njortoon ni dina ko junj ci adresse bi nga xam ne moom la wax léegi ci kàllaama français te du ñàkk ci lu yàggul dara dina ñëw faram-fàcce ko ci kàllaama wolof dafa mel ni li ñu njortoon yëpp yëkkati na ko. benn bi moo di ni dina gën a wàññi diisaayu dogal yi nga xam ne jëloon na ko. ngir ñu xeex feebar bi nga xam ne moo doon law ci dëkk bi. nde sax weddiwul ni feebar bi mu ngi gën a law. weddiwul ni situation bi nu mu garaawee woon mu ngi koy garaawee nii ba tey xëj na sax yokku na. waaye teewul nee na stratégie bi nga xam ne moom la ñu tàmbalee woon jàppoon nañ ca njëlbeen ni stratégie boobu dañ koy joyanti méngale ko ak situation bi nu muy doxe ci tolluwaayu feebar bi nañu natt stratégie bi te nee na gannaaw laajte na benn équipe boo xam ne ay docteur a ngi ci waaye tamit yeneen i xam-xam mu ngi ci mooy li muy tuddee équipe pluridisciplinaire ñooñu ñoo ko xamal ni feebar bi du loo xam ne rek da nga koy xeex tey mu jeex tey du ay bés du benn weer waaye ñoom ci seen xeltu ci seen natt bi ñu natt feebar bi dina fi nekk 3 ba 4 weer yoo xam ne faaw ñu dëkk ak moom ba tax na gannaaw loolu ak li nga xam ne nit ñi ñu ngi ko koy ñaan moo tax mu indi dogal yu mu jël loolu mooy justification bi boo jëlee mesures yi daf ci seppi benn mooy bi nga xam ne moom mooy lu jëm ci sénégalais yi nga xam ne dañoo faatu bitim réew am na jàngat bu ndaw buñ ci mën a def yàggul dara Cour suprême dañoo indi woon dogal parce que dafa am ñoo xam ne dañ leen saisiroon ay association muy collectif pour le rapatriement des Sénégalais décédés de Covid-19 à l'étranger dañoo demoon ci yoon muy Cour suprême Cour suprême am nu mu def ak ñoom teggi li nga xam ne loolu lañ doon ñaan moom mooy Cour suprême parce que Cour suprême chambre administrative bi lañ dem moom mooy juge administratif ñu ne leen nguur gi dogal bu mu dogal bi abus de pouvoir la dañoo ëppal ci cër boo xam ne dañ leen ko jox pour ñu mën a jël ay dogal bi ñu demee foofu Cour suprême weddi leen tey bu président ñëwee exécutif
ñëw delluwaat ci dogal bi nga xam ne jëloon na ko am na jàngat bu nu may jàngat foofu. waaye xëy na bu si kanamee nañ ko jàngat ci wàllu juridique. voilà beneen bi ci des bi. moom mooy boo jëlee yeneen dogal yu ñu jëlee. ci ñu fàttali ni collectif bi seen bopp ñoom dañu ne bi ñu génnee ci cour suprême dañu ne dañuy dem. ci comité cour international yi des droits de l'homme bu l'ONU. dañoo ne woon nañ ko yóbbu à l'international dootu ko jar daanaka. donc du ko jarati. te tamit effectivement xëj na mën nañ jàpp ni sax lii mesure d'apaisement la. bien sûr. parce que c'est un sujet sensible. absolument waaw parce que lu am importance la. c'est loolu am na solo ndax maître Abdoulaye Tine bi nga xamante ne bokk na ci avocat collectif bi moom biñ ko laajee dafa ni c'est une décision moralement et judiciairement décevante donc moralement parce que dafay yokk ci peine bi nga xamante ni moom la ñi am famille nekk fële ca bitim réew am seen waajur génn foofu àdduna ba pare mënatuñ ko indi fii ci Sénégal muy beneen peine bu nga xamante ne dafay ñëw yokk. exactement ci seen deuil loolu la ko waxee d'ailleurs parce que nga am naqar ba pare. ñu tegal la ci beneen daan boo xam ne daan bi day yokk sa naqar. kon mu nekk décision boo xam ne mën nañ ko rafetlu. te yaakaar naa ni dina apaiser bu baax a baax te loolu lu am solo la. yeneen yi nag. su ma ko bëggee classifier tey ñaari série de mesures la. am na ay mesures yoo xam ne immédiatement day applicable. dafa mel ni lu jëm ci couvre-feu bi. nee na dès demain. mardi 12 dañ koy appliquer. 21h 5h du matin. Au lieu de 20h au lieu de 8h ci guddi. léegi 9h ci guddi lay tàmbali te dina jeex 5h. au lieu muy jeex 6h du matin donc wàññi na bu baax. durée bi te xam nañ mesure bi kañ la applicable dès demain. donc bu soobee yàlla guddi gi tey bu ñu ko weesoo ëllëg dañ koy tàmbali appliquer. application immédiate la. am na yeneen mesures yoo xam ne leerul. bon boo jëlee tamit ouverture classe yi. loolu xamoon nañ ko depuis bu yàgg le 2 la ñu waxoon ni le classe d'examen yi di ubbi yeneen classe yi nu mu ko waxee bu ñu demee dañu continuer di utiliser plateforme yi nga xam ne teg nañ ko pour xale yi mën a continuer di jàng. via la télévision la radio ak les réseaux sociaux. loolu tamit date bi c'est très clair. tout à fait. yeneen mesures yi nga xam ne seen date clairul parce que dafa am ay clauses. dafa am ay conditions yu mu àndal mooy ubbi jumaa yi. xëj na laaj la boo xam ne il faut ñu leeral ko. am na suñu invité bu ñu xaar. ak suñu yeneen invité yoo xam ne nañ leen am en ligne. bëgg nañ bu nekkee am nañ information ñu leeral ñu ko parce que président dafa ne dafa instruire ministre yi nga xam ne ñoo yore lu mel noonu. en l'occurrence ministère de l'intérieur mu waxtaan ak leader religieux yi ak association religieuse yi. pour ñu xool condition yi nga xam ne moom la ñu mën a ubbee. jàkka yi ak jumaa yi. xam nga condition yooyu sous-entendu buñ ci déggoowul mënaguñ ñoo wax ni telle date la mosquée yi di ubbi waaye le principe est acquis et ça c'est important. c'est parce que yaakaar naa dina wàññi tension bi lu nit ñi doon xaar la ñu ci doon wax booba léegi. beaucoup de réactions nag ñu ngi koy commencé gis ñuy bëgg a dugg ci antenne bi ki ci njëkk mooy Thierno Bocoum ñu ngi lay nuyu. Thierno Bocoum en duplex Skype est-ce que mi ngi en ligne? Voilà, nous on l'entend pas sur le plateau. On va continuer le temps de régler le problème technique. mais wàllu jàkka yi oui doon nañ ci wax lu am solo. am na beneen boo xam ne tamit wax na ko xamaguñu date bi kañ lay doon mooy lu jëm ci transport yi. transport yi nee na nawet baa ngi dugg te day laaj bu jotee ñu feexal nit ñi nga xam ne dañoo war a dem bayi ñu am yoon bu ñu demee bayi te nee na loolu tamit dafa am ay joxe na instruction ministère bi nga xam ne moo koy toppatoo autorités yi nga xam ne ñoom ñooy autorité des tutelles yi pour ñu xool tamit loolu nu ñu koy amalee. Le ministre Oumar Youm en l'occurrence. Exactement. Donc dafa mel ni am na yenn yoo xam ne immédiatement c'est applicable ak yeneen yoo xam ne dafa am ay préconditions yoo xam ne dinañ ko waxtaanee xool yan anam lañ koy defee pour ñu mën a wàññi restriction yi mais lu mu ci mënti doon yaakaar naa ni tey président xëy na lu mu bëggoon def moom mooy tontu ñi nga xam ne ñoo ko doon woo ci mu wàññi dangar bi nga xam ne moo nekkoon ci mesure yi ñu jëloon yi wax na principe bi am na yenn yoo xam ne mën na si tontu léegi am na yenn yoo xam ne dafa ne nañu continuer waxtaan bi diggante ñi nga xam ne ñoo ko seq te c'est important que président de la République si yenn sujets yi mu nekk au-dessus de la mêlée. bañ a tranché. bàyyi acteurs yi maanaam
du côté de l'État du côté du gouvernement ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yore mooy ministres yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy seen partie prenante secteur bu ñu gérer bi ñu waxtaan ba déggoo ci ay kàddu xëj na nag am na ay principes yoo xam ne daf ko tracé yu leer benn bi mooy mesure barrières yi loolu moom kenn mënu ko négocier parce que boo ko dégloo ci lu mu wax même bu ñu ubbee jàkke yi ak jumaa yi nit ñi bu ñu fa demee am na ñaar yoo xam ne mënut a ñàkk ak restaurant yi raxas loxo yi ak sol masque bi loolu c'est très important dafa mel ni loolu moom mënut a ñàkk. am na yeneen yoo xam ne aussi yaa ngi ko doon wax léegi-léegi lu jëm ci marché yi. wax nga. waaw marché yi dinañ leen ubbi 6 jours tëj leen benn fan. ngir mën leen def ay set setal ak ay désinfection. ci mesure boobu tamit. bés bi nga xam nga fu mu nekk nii dimanche la ñuy def ñu tëj marché yi di ko nettoyer. mais même loolu bugg ci dugg. dafa ne autorités yi nga xam ne ñoom ñoo koy toppatoo ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché yi. ñoom ñooy. waxtaan ci seen biir ba déggoo ban bés la ñu tëj marché yi pour nettoyer ko dama bëggoon rek dugg ci luuma yi parce que luuma yi tamit am na beneen clause bu mu ci dugal dañu ubbi luuma yi waaye day des ci département yi ça veut dire que nit mënul jóge ci région dem ci beneen région wala jóge ci benn département dem ci beneen département donc le transport interurbain parce que foofu tamit leerul tamit je pense effectivement kontaan naa trop gis ministre Seydou Gueye parce que dinañu dimbali ci ñu gën a leeral yenn mesures yi en termes de date en termes de modalité wala en termes d'échéance ak clause yi nga xam ne def nañ ko rentrer en vigueur tout simplement prérequis yi ak conditions yi nga xam ne moo ànd ak yenn mesures yi même bu dul condition sax président dafa mel ni am na yenn yoo xam ne yenn détails yoo xam ne bugg ko trancher moom day tracer principe bi rek bàyyi acteurs yi ci seen biir y compris les ministres et les autorités de tutelle ñooñu waxtaan ak les parties prenantes pour mën a jël les mesures beneen affaire bi quand même ñu ngi may wax que ni Thierno Bocoum baax na ñu ngi lay nuyu seen Thierno maa ngi fay bu baax di kontaan ci ànd bi nan nga jàngatee dogal yi nga xamante ni njiitu réew mi jot na ko jël tey waaw dogal yi waaye ay dogal la yoo xam xaaroon nañ ko bu yàgg jàppoon nañ ne am na fu ñu doon évaluer bu yàgg fu ñu jël ñun ak tout moo xam ne ay naa comprendre ba mu ñu jëlee loo xamante ne dafa ne États-Unis c'est clair que ne moment mënoon avancé ñu gis ne situation bi peut-être demeewul woon comme noonu mu demeewul je pense que dañu waroon teel a évaluer ñu libérer notre économie jël nag ay mesures yu dëgër yoo xamante ne day jëm si aaru fexe ba nit ñi ñu aaru si virus bi loolu laa gis mu def tey mais je pense que mujj waroon na ko def bu yàgg parce que luuma yi ñu nekk compté si luuma yi sonnoon nañu trop sénégalais yi nekkoon nañ si ay difficultés yu tara mais comme on dit mieux vaut tard que jamais donc mais li am solo mooy soo déggee président de la république lu mu remercier moo ëpp sax lu mu inciter nit ñi soo déggee je remercie dafa mel ni rek général bu jógee guerre daal di ne remercier ñoo xam ne ñu ngi bokkoon ci guerre bi jeexul tey war dañu mën nañu am option retrouver suñu économie retrouver suñu activité économique mais on n'a pas le choix on doit continuer à se battre pour que virus mu jóge fi parce que ñëpp xam nañ ne progression bi am na fu muy toll dina am teq bu muy am ci réew mi donc tey le président de la république fu ñu koy xaar mooy mesure de distanciation heureusement wax na ko ñun jotoon nañ ko wax yàgg na fexe ba nit ñi mën ko appliquer un peu partout loolu nag dafay laaj engagement état ba loolu mooy benn ñaar port masque yi 10 millions de masques la wax mais 10 millions de masques doyul parce que masques yi dañ ko war di utiliser souvent donc nañu fexe ba am production massive de masques ñu def règle distanciation sociale loolu dina mën a permettre ñu juguler un peu évolution virus bi en même temps nañu renforcer le système sanitaire parce que tey lu ñu mënti wax même si des système sanitaire bi mu ngi dëkku mbir mi ba fii ñuy wax am na fu muy toll dina leen dépasser ñëpp xam nañ ne
manqué nañu ay moyens yu bëree bëri donc je pense que am nay poste de dépense yoo xam ne foofu lañ koy xaar oui. mooy ci wàllu mosquée yi les lieux de culte on va dire de manière générale lieux de culte yi nga xamante ne dañ koy ubbiwaat est-ce que tey jii mën nañu continuer wax distanciation sociale donc distanciation physique appelée distanciation sociale bu fekkente ne dañu war a ubbiwaat jàkka yi. waaw loolu foofu nag la ñuy xaaree plus le gouvernement xam nga damay faral di wax ne jël mesure moom yomb na. mais li gën a am solo mooy mise en œuvre mesure yooyu. parce que tey soo waxee nañu dellu ci jàkka yi nañu dem julli ji waat nañu dem ibbiwaat marché et tout ça dañuy am option reprendre les activités malgré la présence du virus. loolu lu koy tax mu mën a réussir mooy am ay mesures d'accompagnement dégg naa ci président de la république mu ne dina am waxtaan pour ñu xam ci yan anam lañ koy defee. mais anam yooyu il faut que ñu gaaw ci parce que c'est important aujourd'hui que muy jàkka yi parce que lieu de rencontre yi du jàkka yi ak église yi bu ñu fàttali ne aussi marché yi ci la bokk soo demee tey ci marché yi malgré jours yi ñuy ibbi distanciation sociale amu fa donc mbir mi du décision rek mbir mi mooy fexe ba distanciation sociale boobu ñu mën fexe ba mu appliqué wu ba sénégalais yi ñu mën ko respecter maintenant à partir de ce moment je pense que ne dinañ mën a boole ñaari mbir mooy xeex virus bi d'une part nga xamante ne moom la ñu taxawee boobu ba léegi waaye aussi permettre suñu activité économique ak suñu activité en tant que oui merci beaucoup Thierno Bocoum ñu ngi lay jaajëfal comme ni mu ko waxee fi ñu nar a jëm en tout cas bu ñu déggee le président de la République mooy dañu nar a renouer la vie sociale sans raviver le virus muy nag loo xamante ni ça va être un peu compliqué mais dinañu xool ñu am mbégte dalal ci plateau bi le ministre Seydou Gueye moom xam naa sekkeen dinañ ko wax dara parce que dafa ndog ba pare soog a ñëw ñu ngi leen nuyu monsieur le ministre. maa ngi lay fay Chérif xam naa ni njaayeen yi la wax loolu rek moo ko jaay waaye man dogooguma sax. ah bon dogooguma. donc yéen i neen voilà boo ma yónnee woon léegi ñaari tey dafa xaat ñetti tàndarma dina baax ci man. Régis dinañ la ko yónnee léegi nañ ma yónnee ñetti tàndarma. gis nañu dogal yi nga xamante ni njiitu réew mi jot na ko jël monsieur le ministre d'abord est-ce que mën nañu ci ñëwaat am na yu am solo moo xam jëm ci wàllu rapatrier les morts sénégalais du Covid à l'étranger moo xam réouverture des lieux de culte moo xam école bi nar a ubbiwaat pour waa CM2 troisième ak terminal yooyu yëpp am na dogal yu am solo est-ce que mën nga ci ñëwaat pour mu gën a leer ci bopp sénégalais yi. jërëjëf Chérif Souleymane maa ngi leen di nuyu seen téléspectateurs yi di yëgalu it ci yéex a egsi bi parce que yoon bi yëpp am na ay checkpoint aussi fu ci ne taxaw nañu pour wane ni war nañoo mën a jàll ñu door a jàll donc ñuy jaajëfal ñi nga xam ne ñu ngi ci liggéey boobu bokk ci li nga xam ni mooy karange bi fi ne di leen encourager bu baax waaw donc damay jukki tuuti ci li nga xam ni mooy discours bi président tey jébbal mu nekk discours boo xam ni jàpp naa ni am na gis-gis te am na aussi courage ndaxte booy jiite il faut nga mën a déglu aussi askan wi mais aussi nga mën a anticiper donc foog naa ne bu ñu ko doon tënk ci ay mots yu am solo dinañu jàpp ni am na allègement ci li nga xam ni mooy état d'urgence bi li koy firndeel mooy coppite gi am ci couvre-feu bi dootul tàmbali ci 20h 8h ci guddi mi ngi tàmbali léegi 9h. dootul jeex 6h du matin 5h du matin lay jeex donc kooku dafa nekkoon loo xam ne ni sàkk woon nañu oyofal ci fànn boobu beneen bi it am benn pàcc ci askan wi nga xam ne ñu ngi bitim réew. ñoo amoon jaaxle lool am ci ay yëngu-yëngu def ci liñ ci war a def tey foog naa ni aussi seen xel dina gën a dal parce que la ñu bëggoon président bi nga xam ne moom lañ fi teg pour mu nekkal leen fi def na ci jéego bu dëppoo ak lañ doon xaar. waaye loolu it pour mu mën a nekk faw ñu teg ko ci kaaraange gi nga xam ni dinañu indi kaaraange bi askan bi soxla. mu indi it beneen boo xam ni jëm na ci wàllu jàkk yeeg jàngu yi ñu bare soxla woon ko itteewoo ko mu indi ko ubbi ko ne ay ca kon nag li ko war a matale pour mu gën a yemb ba gën a baax ci ñëpp mooy
li ñu digle ci dandante la ñu digle ci raxasay loxo la ñu digle ci solay masque bu nu ko wéyalee mën nañ am yaakaar ni dinañu mën a topp suñu diine ci bërëb yi nga xam ne moom lañ ko jagleel ñu def ko fa. liy jàngu gune yi ñu ne ñi nga xam ne ñu ngi nekk classe d'examen app ba ñu jàppoon muy le 2 juin nañ leen ci tënk jubal ci. te indi matuwaay yi koy gunge. marché yi fi nga xam ne fa la ñuy dem di wuti lu ñu dundee. léegi ñetti fan lañu waxoon mais nañ ko def juróom benni fan. beneen bi juróom-ñaareel bi ñu jagleel ko mu set parce que set dafa bokk ci mbir mi. luuma yi nañ leen ci dem nit ñi yëngatuwaat te ñu yemale dem beeg dikk bi ci biir département bi. ak yeneen ak yoo xam mën nañ ci dugaat. mais yooyu yëpp soo ko gisee li ñu war a jàpp mooy am nañ njiitu réew moo xam ne déglu na. xool na ni askan wi def na effort yu bare moo tax Thierno maa ngi koy nuyu sax. di gëj naa ko gis trop. naan dañuy jaajëfal Sénégal yi dañu def effort yu bari. dinañu ñëwaat parce que adaptation bi. mooy élément bi allègement am na. adaptation am na. mais relance économique bi am na aussi ci anticipation. te jeexagul dinañ ci ñëwaat monsieur le ministre nga baal ma ñu ngi ak sa benn collègue le ministre de l'intérieur monsieur Aly Ngouille Ndiaye ñu ngi leen nuyu. waaw maa ngi leen di fay. di la jaajëfal ci ànd bi ak TFM est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci dogal yi nga xamante ni njiitu réew mi jël na ko ak mën nañu wax interpellé bu mu la interpellé jëm ci wàllu ubbiwaat bi ñu war a ubbiwaat les lieux de culte yan leeral nga ñu ci mën a indil. waaw am naa yaakaar ne d'abord maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. di nuyu ñi nekk ci plateau bi ñi leen di déglu. di leen wax ne am nañ cawarte encore une fois ñëw waxtaan ak yéen ci lii nga xam ne lii mooy dogal yi njiitu réew mi jël yaakaar naa déjà suma xarit ministre bi ma dégg léegi mu wax Seydou wax na ci lu bari. li ci def peut-être mën nañ ci def intervention ci mesures yi nga xam ni président jël na ko notamment li jëm ci wàllu couvre-feu bi parce que couvre-feu bi yokk nañ ci wàññi nañ ci donc ñaari waxtu ndaxte léegi 21 heures la ñuy tàmbali yeggale ko 5 heures du matin donc comparé ak bi ni mu nekkoon bu njëkk kon dina tax peut-être ñenn ñi nga xam ne ñi amoon nañ yitte yuñ mën a dox ci heure yooyu gën ko dox te bañ a am contrainte rawatina ñi nga xam ne aussi dañu war a ñibbi. di war a utiliser transport yi nga xam ne par moment daana am quelques difficultés am na aussi yeneen mesures yu mu wax yoo xam ne yi ala kulli haal dina dellusiwaat ci ñun parce que réaménagement yi ñuy def ci marché yi ndax bi ñu demee ba xool ne dana gën a jafe ci suñu économie bi parce que suñu économie daf ci bari loo xam ne lii dañuy fonctionner daanaka au jour le jour rawatina ci travailleurs mu jàpp ne au lieu ñuy liggéey ñetti fan di xaar ñeent nañ leen jàppale ñu liggéey juróom-benni fan ci benn fan bi ñu nettoyer dafay fekk ci rek mooy déjà journée ba mu waxoon cleaning day. donc peut-être bu ñuy élargir aujourd'hui ci marché yi pour nit ñi gën a mën a adapté loolu aussi dafay lu am solo. mu wax it nag ci marché li naan tuddee luuma yi nag aussi dafa am solo ndax li tax mu am solo mooy luuma yi daf ci am. boo xoolee ci dëkk àll yi une bonne partie ci seen activité maanaam ñi nga xam ne nekkuñ ci ville yu mag yi ñoom ci lañ daan dem ñii jaay ci la ñuy jaay ñii jënd ci la ñuy jënd ñii dugg ci la ñuy dugg donc et c'était très important boo xoolee par exemple surtout dans le monde de l'élevage ñu bari seen banque ñu bari seen épargne seen jur la donc dañuy bu ñu bëree ba nga xam ne bi soxla nañ ci jënd dañuy dem jaay xar wala jaay bëy wala jaay ginaar wala jaay nag jaay giléem jënd dund wala def leneen donc boo xoolee depuis ñaari weer ñooñu particulièrement ñoom xawoon na jafe ci ñoom donc wax dëgg yàlla lii mesure bu leen di dimbale aussi ñoom ñu yëngatu ci wàllu économique bi mooy wàllu marché hebdomadaire yi waaye nag du tere comme ni mu ko waxee marché hebdomadaire yi dootuñu ko am ci dimension ba mu naan am nga xam ne fu neex waay jógee parce que ba léegi mesures yi di ndéeguñu circulation interurbaine ça veut dire que tey du kum neex fu lu ñu neex jógee dem ci benn marché
donc loolu mesure yooyu dafa def ba léegi ni kon marché yi dana am perte waaye du am dimanche yam daan amee waaye dana mën a permettre nit ñi def seen i activité wax na aussi lu am solo lu ñëpp doon xaar aussi mooy réouverture lieu de culture loolu aussi am na solo waaye tamit damay bëgg a wax dès le départ bi wax nañu ne nañuy waxtaan ak kilifa yi commencé nañ ko sax di waxtaan parce que lii du tey instruire nañ ñu commencé di waxtaan ak ñoom kilifa yi diine yi di waxtaan ak association yeeg organisation yeeg imam yi pour xool bu ñu waree ubbiwaat ci yan condition lañ ubbi li ma mën a wax rek mooy duñ ubbi bunt yëpp ñëpp di dellu comme si dara xewul loolu mënut a demee noonu. monsieur le ministre li ñu xalaat def mooy waxtaan ak kilifa yi comme ça jumaa yi ak yeneen lieu de culture suñ mbokki chrétiens yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ak jàkka yi ku ci bëgg ñu xool ci yan condition parce que am nañu ñun déjà organisation boo xam ne bii xam nañu fu jàkka nekk ak fu jumaa nekk. parce que déjà au niveau du Sénégal am na lu ëpp ñeenti junni ak juróomi téeméeri jàkk jumaa donc jumaa bu ci nekk dañuy préfet bi wala sous-préfet bi dana waxtaan ak kilifa yi fa nga xam ne ñooy organiser jumaa yi pour que ñu xool ñaata nit la ñuy nangu ci jumaa yi comme ça principe ouverture bi maanaam li ñu doon wax tëj nañu ko dootuñu ko tëj. waaye nag il faut ñu accepter nombre bu fay dem pour que limitation yi mën a am masque barrière mën a nekk réalité kenn ku ci nekk sàmm sa morom sàmm sa bopp. monsieur le ministre de l'intérieur maa ngi lay nuyu di la laaj rek ci mbir moomu ndax dafa am benn bés boo xam ne jàpp ngeen ko pour ñu ubbeendoo jàkka yi ak jumaa yi ngeen jàpp ni war na ubbi yëpp wala dañu xool chaque région wala chaque département bu ñu waxtaanee ku nekk jàpp bésam parce que président précisé wul un jour exact boo xam ne la ñu war a ubbi jàkka yi ak jàngu yi est-ce que am na benn bés bu ngeen xam ne moom ngeen appal seen bopp pour ngeen mën a def liggéey boobu. xam nga ci discours am président nee na instruire na ma man ak ministre de la santé pour ñu waxtaan. tàmbali woon nañu waxtaan bi ak association yi tàmbali woon nañu waxtaan bi même ak kilifa diine yi man mii waxtaan naa ak ay xalif généraux pour ñu wax ci mbir moomu. donc déjà li ñuy def mooy aussi duñu woon def benn mise en œuvre te président yëggaliwu doon waxam ba Sénégal yëpp dégg ko léegi nag gannaaw nit ñi dégg nañ ko bu neexee yàlla à partir de demain autorité bu ci nekk dana la jox instruction yu leer muy autorité administrative donc dalay ci gouverneur jëm ci préfet jëm ci sous-préfet kenn ku ci nekk ci fa nga nekk directive yi dana leer pour que ñoom ñu mettre en œuvre rapidement mesure yu ñu leen di wax yoo xam ne day fekk muy mesure yoo xam ne aussi ñi nga xam ne ñoom lañ ko séq ak muy ñi nekk ci diini ji ànd nañ ak ñoom ce qui fait que am nañ yaakaar ne déjà en tout cas dans la semaine danañ ko yeggale pour bu neexee yàlla aljuma ji di jot peut-être ñu mën a dem ci jumaa yi julli mais am naa yaakaar ne mën na am avant donc su fekkente ne demain suba dinañ ci jublu bu fekkente ne mën naa sotti àllarba wala xames ñuy tàmbali ndànk-ndànk mais day fekk aussi mesures yi ñu nga xam ne d'accord nañ ci ñoom ñëpp ñu xam ne nekk nañ ci disposition applicable. monsieur le ministre kon mën nañu wax ni dafa am lim bu ñu nar a nangu ci jàkka yi est-ce que pour yow lim boobu ci ñaata la war a toll ak est-ce que lii yëpp xam nga Sénégal boo jëlee ci jumaa yi ci wàllu jumaa ci suñu rite bi nga xam ne moo ëpp fii ci Sénégal muy le rite malikite ñoom pour nekk ci pour jumaa wér fukki nit ak ñaar ak imam mën nañ ci julli jumaa kon jàpp naa ne bu ñu waxtaanee ñoom lu weesu lim boobu wala boog lu toll ci lim boobu waaye ñu fexe ba nit ñi duñ buuxante ci jumaa yi fexe ba nit ñi am espace bu doy ci jumaa yi rek am naa yaakaar ne bu ñu ko trouvé comme solution li ci des yëpp principe bi na wax ubbi jumaa yi ndax julli ji mën a dellu ci seen bërëb di ñaan catholique yi mën a dem seen bërëb di ñaan rek loolu danañ ko respecté te nit ñi xam ne tamit vraiment lii ñun ñëpp dañ cee war a nekk ànd ceeg suñu responsabilité parce que bëgguñu suñu ko ubbee mu nekkaat également le lieu boo xam ne bii fa la affaire bi jógee di gën a law. foofu la difficulté bi nar a nekk monsieur le ministre ndax bu ñu gis mën nañu joxe exemple fële ca France benn rassemblement évangélique bu am fële ca Mulhouse fa la virus bi jaaree daal di propagé wu bu baax ci est bi mais tey ji bu ñu waxee 13 personnes est-ce que du pour natt loolu du jafe am ay jafe-jafe ci say service mën naa bañ a jafe parce que aussi ñi ñu ko seqal ay responsable lañ. ay kilifa lañ. yow xam ngeen ne kenn ku ci nekk ci réew mi lieu de culte bu ne am na ñu ko gérer donc ñooñu la ñuy waxtaan imam bi am na ci responsabilité ñi nekk ci gannaaw am nañ ci responsabilité amul benn lieu de culte bu amul ñu koy gérer fii ci réew mi donc loolu muy d'abord lu am solo. la ca des mooy bu cas boobu ngay comparer jàpp naa ne ba nga fay def boobu mesure barrières yi
c'était pas aussi vulgarisé. tout à fait. xam nga feebar bi ñun ñëpp dañ koy jàng y compris réew yu développé yi parce que ñu bari xamuñ ko woon lu bari dañ ciy jàng rek tey président li mu wax am na solo dem nañ ba xam ne buñ bëggee toog xaar virus du am Sénégal pour ñu liggéey du sotti bu boobaa nit ñi du ndeewul ci virus dee ci leneen. waaw. beneen laaj bi mooy restaurant yi clairement lan lañ ci wax restaurant yi. waaw restaurant yi maanaam xam nga tous les secteurs de l'économie li ñuy jéem a xool rek naka lañ koy def lenn luñ ciy dem lu ne li ñu président wax mooy nañu waxtaan ak acteurs yi. li am solo mooy nañ fexe ba bu mu doon lieu de propagation. peut-être du ñàkk xam nga fii sax ñun dans restaurant yi am wuute naa ci yenn restaurant yi am ci yenn réewu Afrique nga xam ne day bëri mbooloo. donc yooyu yëpp lu ñuy organiser la rek. il faut ñu organiser bu ñu koy organiser jàpp naa ne kenn ku ci nekk bu ci defee dara ci moom. dana tax ñu mën a reprendre suñu économie ndànk-ndànk waaye ñu respecte dispositions yi parce que nag là aussi li may préciser mooy danañ gën a mettre des forces pour que dispositions yi nga xam ne wax nañ ko mooy maanaam mesures barrières yeeg masques yeeg distanciation sociale aussi ñu koy appliquer. beneen laaj bi monsieur le ministre mooy ci wàllu transport interurbain bi gis nañu ne foofu ba léegi donc ubbeeguñ ko mais ci enseignants yi nga xamante ni dañoo war a reprendre le 2 juin kon nan la ñuy def ak ñoom. waaw loolu moom danañ trouver solution parce que xam nga ñooñu déjà xam nañ leen te xam nañ fu ñu nekk. am na lu gënoon a compliqué parce que bu weer bi xam nga bi président waxee ne enseignants yi ne arrêté nañ école bi. jàngalekat yu bëri dañoo ñibbi woon seen dëkk. ñu bëri dëkkun ci dëkk yu mag yi. waaye bi weer dee trouvé nañ solution pour que ñu dem fayoo ko ci parce que ñu bëri fan dëkk amul banque. donc lu mel noonu la ñuy jël dégg nga président ne ñi nga xam ne ñii dañoo nekk ci dëkk bi. tey nooraat ñi nga xam ne ñi tey dañoo nekk ay chauffeurs yoo xam ne dañoo bloqué partout ci biir Sénégal. ndax couvre-feu fekk leen fa. au fur et à mesure dañuy jël ay dispositions pour wax la ñuy ñëw fan yii passé am na chauffeurs yu jógee ci yenn dëkk. daal di ñibbi ci organisation boo xam ne def nañ ko gouverneur bi ànd ceeg ñoom ñu dépister leen tester leen amul dara jotu leen ñu bàyyi leen ñu ñibbi seen kër parce que mooy leen di protéger mooy protéger ñeneen travailleurs yi aussi yi nga xam ne dañuy war a dem feneen bu neexee yàlla dañ ko jox parce que même bu du doon lii Korité gi souvent day nekk enjeu bu am solo parce que nit ñi souvent dañuy ñibbi ci Korité justement Korité googu tamit nan lañ ci nar a def parce que lim bi nga xamante ni moom nga wax buñ ci d'accordé tuuti na trop ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a dem julli Korité. julli Korité c'est pas forcément dem ci jumaa ji. julli Korité d'abord dem ci sa famille. waaw mais pour dem ci jàkka ja ni Sénégalais yu bari dañuy dem julli ji Korité monsieur le ministre. julli Korité li ci ëpp d'abord du ci jàkka lañ koy defee. oui julli Korité bari na ci dëkk yu bari ci bayal lañ koy defee rek. mais c'est des rassemblements voilà. non mais bayal la bu respecté distanciation sociale yi xam nga rassemblement bu respecté distanciation sociale. wax dëgg yàlla ci wàllu mathématicien sax jafewul. benn surface la rek booy méngale ak ni ñu war a mën a nekk. baax na ñu ngi lay jaajëfal monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye am na itam benn laaj balaa ngay dem mooy wàllu luuma yi am na ñu ñuy déglu ñu ñuy seetaan fële ci dëkk yi ci village yi bëgg nañ ci am tamit lu gën a leer nan lañ ko nar a organiser. waaw loolu aussi ñu ngi ciy liggéey depuis daanaka sax mooy abonné 2 à 3 semaines rawatina luuma yi jëm ci wàllu élevage. mais parce que li ci ëpp lépp ci luuma yi kenn ku ne xam na mooy li ma wax léegi nii souvent seen organisation tamit dañ ci ànd bi cette fois-ci avec les autorités le plus souvent c'est les préfets. parce que ñoo koy autoriser ak les différents maires yi nga xam ne yii fa la affaire yi nekk. parce que ñoom aussi li ñuy def dafa am solo par rapport ak collectivité yenn waaye dès l'instant que déjà ubbiwuñu transport interurbain bi. luuma dana am naam waaye du mel ni luuma yi daan am. nga xam ne bii amutoon limitation. parce que bu njëkk da ngay jël benn exemple rek bu fekkee luuma dafa am fu mel ni Daara Jolof muy luuma bu mag wala Jawbe di luuma bu mag. fu nekk la nit daan jógee di ñëw ci luuma bi cette fois-ci du mën a am. dana peut-être que départ moo tax président ne nañ limité ci département yi. man am na fu muy demee sax du sax yegg ci département bi ndax tant que dindiwuñ limitation circulation interurbaine bi mën na bañ yegg ci département bi donc lu may dina reprendre mais du am envergure ba mu daan am. très bien ñu ngi lay jaajëfal monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye. merci beaucoup. ñu continuer waxtaan wi Souleymane mën nañu wax ni. allez-y. non allez-y. oui li ma bëggoon wax mooy le plus dur commence maintenant en réalité. waaw bu fekkente ni jàpp nañ ni li mu laaj.
mooy ay taxawaay yu ànd ak responsabilité li mu laaj mooy sécurité bu doy pour accompagner li mu laaj it mooy waxtaan ak diisoo parce que mesure li ci ëpp solo ministre bi wax na ko léegi président digal na leen ci ni ñu koy defee ba mu ànd ak karange gu mat nañ ko waxtaan ak ñi ñu ko seqal donc tey jii li nga xam ne mën nañ ko jàpp mooy bu ñu déglee discours du président de la république bu baax tontu na jëm ci yoonal li nga xam ni moo doon itte askan wi teggi njàqare pour nit ñi mën a dund bañ a loofal tamit économie bi parce que kuy jiite it te boo leen xoolee plan de résilience bi mu indi programme de résilience bi dafa sóoraale woon anticipation pour relance bi. mais justement plan boobu. dafa mel ni waxu ci lu bëri. lu mel ni distribution denrées alimentaires yi. waaw kooku mi ngi wéy ak yooyu. mi ngi wéy xam nga plan bi. weesu nañu léegi fu ñu ciy waxee. parce que ci jëf ko lañ toll. ci jëf ko ci wàllu pàcc bi nga xam ne mooy jëm ci ndimbalu askan wi mi ngi dox yëpp mat jàppandeegul mais mi ngi ci yoon bi di ñëw. ñëpp dinañu jot am na ñu commencé jot am na lu ñu ci gis. ak ay rëq-rëq ci nekk ak jafe-jafe yi nit ñi di ko def di ko corriger. parce que lii solo si mooy ñi ko itteewoo jot ko. donc loolu it xam nga ni jafe na ci suñu réew. nga ciy liggéey pour mu dem ci ñi nga xam ne ñooñu lañ ciblé. ñu bare ci ni ñu koy doxee ciblé wu ñu dañu woon recenser rek. mais donc il faut que am na liggéey yu bare yu mu àndal yoo xam ne ñu ngi ci mais mën nañoo jàpp ni mi ngi ci yoon di wéy li nga xam ni moo aju ci këru liggéeyukaay ci seen ndimbal. am na lu ci rot indi ci ay coow ba nga xam ne moo jóg sax ci wàllu presse bi donc yooyu nit ñaa ngi ciy waxtaan di ko defar ba ñu yegg ci. donc plan bi fi ñu ci toll dootul wax parce que tëgg nañ ko teg ko. léegi li nga xam ne moom la ñu war a jëfee mooy fexe ba virus bi du law. parce que tey jii boo ko xayma. président joxe na tegtal bi boo jëlee 45 départements yi maanaam genn wàll gi virus bi nekku fa. 22. 22 sur 45 nekku fa. donc loolu aussi dafa am lu muy tekki. ci profil épidémiologique ak leneen loo xam ni xam nañ ko fore ko ci wewu ñi nga xam ni ñooy experts yi. parce que nee nañu il faut que ñu jàng. naka la ñuy dëkkandoog gan gi ba mën cee mucc te nee nañu war nañoo mën a jàpp te la gën a yees faw mu ne fi ba nawet bi. donc loolu boo xamee données yooyu ci ngay organiser wu nag pour mën continuer di wéyal dund gi di saafonteeg li nga xam ni mooy li ñu digle pour ñu mun cee mucc te jël matuwaay yëpp pour mucc ci donc kooku dafa laaj benn élan collectif. donc ñun ñëpp la impliqué moo tax waxtaan wi war a yaatu. moo tax respecter normes yi war a nekk luy wéy. et ñu ñaan yàlla également mu dimbali ñu ci. juste benn question yaakaar naa Thierno Bocoum soulevé na ko tout à l'heure pas sous forme de question waaye moom daf ko def constat. moo di nii ci gis-gisam mesures yi ñu jël tey mënoon nañ ko jël bu yàgg. te lu tax mu wax ko bokk na ci boo xoolee lu jëm par exemple ci marché yi. bi ñu jëlee dogal ni marché yi dañ koy tëj ñetti fan ci yenn anam yi ubbi ko ñaari fan ci yeneen anam yi loolu bu ñu ko jëlee matagul une semaine bu président ñëwee tey changé ko mën nañu wax ni adaptation stratégie la waaye mën nañ jàpp aussi ne loo xam ne mënoon na nekk avant mais dañoo jël décision boo xam ne c'était pas approprié pression bi ñëw ñu changé ko ni nga ko mën a waxee ci marché yi noonu nga ko mën a waxee ci par exemple transfert wala rapatriement dépouilles yi juge administratif jël na benn décision yàggul dara bi ñuy jël tamit arrêté bi pour interdire ko yàggul dara tey bu président ñëwee dédire loolu tamit day mel ni loolu du stratégie dafa mel ni réaction la à un contexte yow la moo ci sa gis-gis du réaction parce que il faut nga dellu ci cislaay gi président am na lu mu ci wax tey am na réew yoo xam ni dañu tàmbali jël ay mesures yu kawe lu mel ni confinement stratégie Sénégal nekkul woon foofu. stratégie wu Sénégal dafa amoon ñaari éléments yoo xam ne ñoo ko déterminé. benn bi mooy il faut que mesures yi ñuy jël mu proportionnel ak situation bi et il faut que mu nekk ci logique gu graduation. noonu lañ ko doxalee donc du làmbatu du tâtonner. te du amul benn fenn fu njiitu réew mi dédiré boppam. parce que li mu la wax non li mu wax non il faut que ñu seet lan fan la ko teg. fan la ko teg li mu wax tegu ko ci procédure administrative
dafa xeltu laaj ñi nga xam ni ñooy avis yi te daf ko wax parce que avis yu experts yi la laaj. mais est-ce que am na soubassement scientifique. mais avis experts yi kay avis scientifique la. mais experts yi ñan la parce que moom dafa wax équipe pluridisciplinaire. mooy ñiy faj est-ce que tey jii par exemple. mën nga ñu wax ni est-ce que le comité national de gestion des épidémies valide tout ce que le président a. mais foog naa ni aujourd'hui président de la République lu toll ni président de la République bu yëkkatee kaddu. ne laaj naa waxtaan naak experts yi ñu wax ma lii ba tax ma yoonal lii. donc ñi nga xam ni parce que crise bi dafa am ay éléments yu ci bari yu ci nekk. le comité ñoom d'accord nañ ci lii yëpp kon. mais président bien évidemment. le comité dafay def ay propositions. décision politique bi président moo ko moom. lu ñu ko wax scientifiquement. oui bu dalee xelam doy ko bu jël décision politique bi. ci décision politique bi ci question bi ngay wax. dafa am dimension sanitaire ak sécurité pour Sénégal am dimension psychologique bu yaatu. tout à fait am yu bare yoo xam ni. da nga ciy déglu. non mais damay wax loolu parce que comité scientifique bi li ñu yàgg wax mooy distanciation sociale. oui voilà mais tey jii physique. comme ni ñu koy waxee 1m50 voire 2 mètres. mais tey jii bu ñu naree ubbiwaat les luuma bu ñu naree ubbiwaat les lieux de commerce les restaurants les lieux de culte jafe-jafe dina am ci respecter distanciation sociale. mais il faut que ñu wéyal ko. parce que comportement yi nga xam ne moom la mbir mi laaj. stratégie bi sànq dama wax ne dafa am allègement. mais leneen li ci am mooy adaptation c'est-à-dire que tey jii démb daaw ñu toogee nii. mais foog naa ni ba fii ak jëmmi jamono. bu ñu ñëwee ci plateau bi nii la ñuy toogee. donc risques yi jël nañ ko en compte. mais amul benn fu am risque zéro risque dafay am. waay mais risque aussi société bi ñu nekk mooy société wu risque. virus bi ci boppam mooy risque. ci boppam. risque la. tout à fait donc léegi jàpp nañ ni ci li ñu wax. te ñu mun ci teg loxo. moo di bu ñu deful ndànk faw ñu dëkkandoog moom ba nawet bi sori. donc fii septembre donc mënuñoo bañ a toog fii ba nawet bi. ñiy déqi war nañoo dem. absolument dem bay ñiy ji war nañoo dem. ñiy ruuj war nañoo dem. ñu ngi ci ligne bi ak monsieur Mbow ndax xibaar bi am solo itam bokk na ci xibaar yi am solo mooy rapatrier yi ñuy rapatrier sénégalais yi ñàkk seen bakkan nekk étranger ñàkk seen bakkan ci mbas mi ñu ngi ci ligne bi ak monsieur Mbow bu sunu néew sunu réew fële ca Italie ñu ngi lay nuyu. Serif ñu ngi lay nuyu. waaw nan ngeen jàngatee xibaar bi njiitu réew mi wax. waaw sant yàlla rek. di wax alhamdulilahi rabil alamin wax dëgg yàlla tey am nañu mbégte bu yaatoo yaatu donc lii rek mooy état lii rek mooy li nga xam ne loolu la ñu xaar ci chef de l'état donc wane na ni aussi wax dëgg yàlla am na taxawaay quoi. donc di sant rek daal suñu première réaction mooy di wax alhamdulilahi rabil alamin. sëñ Mbow est-ce que mën nga ñu wax est-ce que xam nga ñaata néew ñoo am foofu ca Italie est-ce que am nga xibaar boobu. waaw Italie boo calculé dafa am ñoo xam ni génnoon nañu àdduna bañ denc leen ñu ngi woon ci autour de sept mais am na ñoo xam ne aussi génn nañu woon àdduna ci Covid bi dañoo génnoon àdduna ci feebar bu normal donc denc nañ fi ñett donc am na ñoo xam ne aussi. ñu ngi doon négocier pour xool na lay def pour ñu ñëw loolu ñu ngi ci woon quoi. waaw. baax na kon ñu ngi lay jaajëfal. waaw ñu ngi sant daal wax dëgg yàlla le chef de l'État ci lii nga xam moom la ñëw. di sant aussi vraiment ministre yi di sant ñëpp. di wax ni ñu nekk ñun ci bataille dañu doon demander rek li nga xam ne par exemple ab droit la woon. donc di sant la ñëpp di sant diaspora bi di sant député yi di sant sëriñ yi di sant tout le monde di wax ni nag wax dëgg yàlla lii rek mooy Sénégal quoi. donc ñun xeexuñu woon dañoo doon demander rek li nga xam ne moom la ñu mooy suñu droit. tey jii chef de l'État jël décision bi donc dañuy wax en tant que républicain dañuy wax en tant que citoyen di sant di wax ni daal lii mooy tax Sénégal mën a dem fi nga xam ne foofu lañ bëgg. kon nag ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di wax nag li ci des moom dañ ko def évaluation parce que CRC dafa am. mooy coordination des départements des corps loolu c'est international. dinañ fa dem ñun ñëpp waxtaan ensemble. xool li nga xam ne incha allahu rabi ci lañ jëm. donc daal ñu ngi sant ñëpp ci gërëm ñëpp kàddu yi daal kàddu sant la quoi pour le moment. jërëjëf Souleymane. xëy na benn aspect boo xam ne xam nga tey du waxu xuloo wala indi ay jiixi jaaxa waaye technicalité la gannaaw Cour suprême dafa jëloon décision ci saisine bu ñu ko saisiroon requête en référé liberté
bi nga xam ne collectif bi moom la defoon mu jël décision boo xam ne wute nag décision bi nga xam ne moom la chef d'État bi jël muy exécutif ak judiciaire ci benn sujet kii jaar nii kii jaar nele nan la ñu réconcilier techniquement ñaari position yooyu. mais techniquement parce que boo ko xoolee Cour suprême boo liree décision bi mu rendre li ëpp ci argumentation bi mooy risque sanitaire bi ci ne. bu loolu tegee ki ko mën a teggi wala ki la ci mën a jox tegtal bu koy oyofal mooy ki xam-xamam màcc ci wàll boobu. te jàpp nañ ni tey jii bu fekkente ni néew am na ñu ngi ñaan yàlla bu ci Sénégal loru. bu nekk bitim réew yàlla bu ci kenn loru ba ñu war laa delloo si ci kees. war nañoo mën a jàpp ni tey jii ni ñuy dencee ñi nga xam ni faatu nañ ci fii mooy précaution yi am famille bi symbolique mooy taxaw service d'hygiène ñëw taxaw kenn du ubbi suñu mënee am loolu xëy na dina ko mottali. donc tey jii yaa ma gën a xam Souleymane. ni ma droit du dara lu dul accord boo xam ni société bi ànd na ci. ñu daal di koy traduire mu nekk. Cour suprême def na liggéeyam ba mu xoolee ci procédure bi ak li ko yoon may mu koy àtte xool régularité procédure bi xool intérêt à agir. xeer droit pour wéyal ko mu daal di jébbal décision mais njiit réew mi nag may nañ ko ci wàllu li nga xam ni askan wi la concerné mu jël une position politique au bon sens du terme c'est-à-dire askan wi soxla ni seet naa ko teeluma cee dugg saytu naa ko ba am loo xam ni dal na xel ma jël décision bu méngoo ak li nga xam ni doomi sénégalais yi mu jaaxaloon ñu nekk bitim réew sàkkoon nañu ko te foog naa ni dañ leen di gërëm. ni ko monsieur Mbow waxee. man suivre naa bu baax seen dynamique. waxtaan ceeg ñu bare. sama benn jigéen bu nekk Italie sax maa ngi doon waxtaan ak moom ci lu bare ñuy sàkku bu déggee may wax dina xam kan na dama dul tudd turam. mais taxawaay bii monsieur Mbow wax. mooy xeexuñu dañuy sàkku parce que lii la ñu bëgg. foog naa ni yàlla defal nañu ko. donc yàlla na yëpp sottee nii yëpp yembe nii. ba ñun ñëpp ñu mucc ci bokk ñun ñëpp ci ñu koy nettali ji ëllëg. beneen bi ci des mooy wàllu njàng mi njiitu réew mi wax na ni élèves CM2 troisième ak terminale ñoom ñooy ubbi mais ñeneen ñi lan nañ ci nar a def ñeneen élèves yi. yeneen élèves yi dispositif bi nga xam ni moo nekk ci enseignement à distance. moo fi ne ñi nga xam ni nekkuñu ci classe d'examen dinañu continuer seen jàng. parce que ci programme bi ñu teg mu nekk ci toog sa kër di jàng. loolu la ñuy wéyalee comme ni ñuy wéyalee ci suñu wàllu liggéey. liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy def dans le cadre du télétravail. mais classe d'examen yi donc il faut que ñu defaat xool agenda bi enseignement supérieur yi dinañu jël seen ay dispositions. pour mën a wéy parce que li ci am solo mooy ñu fexe ba li ñu war a def ci njàng mi. mu mat ñi ñu war a dem ñu xayma leen ci examen ñu def ko ngir déwén ñu mën a toll ci yeneen i classe éviter ñu année yoo xam ni dañ koy perte donc fu looloo fi nekk di am na dëkk yu ko expérimenté dem ba ci kanam ñu tëjaat école yi ubbi waat ak yooyu parce que foog naa ni feebar bi dafa am loo xam daf ci particulier dafa nekk crise boo xam ni dafa uteeg yeneen crise yi parce que yeneen crise yi bu daan ñëw dafay nekk rek benn problème buy affronter réalité bi mais crise bi boo ko xoolee ci ni muy melee dafa nekk crise buy déstructuré dafay attaquer li nga xam ni mooy def lien ci diggante nit ñi ci wàllu liggéeyukaay yi donc c'est une crise qui s'attaque aux structures donc il faut que ñu am luñ ci jàngaat ñiy faj am nañ ci xam-xam mais ñi ngi jàng pour gën koo xam parce que dafa nekk loo xam ni dafa bees dafa gaaw te li koy indi kenn gisu ko donc il faut que ñu seet bu baax a baax donc moom moo tax moo adaptation bi nekk lu am solo ci discours du président de la République. benn remarque quand même bu ma man def ci discours bi moom mooy place bi nga xam ne moom lañ joxoon l'avis médical l'avis des médecins des experts dafa wàññeekul de parce que ñu ngi toujours ci groupe pluridisciplinaire lu muy tekki mooy médecins yi ñu ngi ci ba léegi waaye l'avis médical n'est plus prépondérant dans ce contexte ci stratégie bu bees bi dama xamul ndax inflexion la est-ce que parce que tey li ñu doon gën a xalaat mooy vu évolution épidémie bi xëj na avis médical bi da doon gën a sax yokk doole
waaye dafa mel ni tey nde sax depuis le début c'était une approche pluridisciplinaire et multisectorielle. waaye malgré loolu yëgoon nañ ni médecins yi amoon nañ poids bu mag a mag ci décision yi ak ci consultation yi. waaye tey feeñul ci discours du président est-ce que inflexion la. non du inflexion ba tey poids bi am bi médecin bi amoon. bu pas médecin bi sax mais la partie sanitaire comité bi rek partie sanitaire. poids bi mu amoon parce que comité bi du ay médecin kese. depuis le début. tout à fait depuis le début mais crise bi dafa am composante yu bare dimension yu bare parce que tey mënuloo néewal importance su jóg continuer def activité yi pour dund. mënuloo néewal impératifu waajal pour. buñ ci génnee dem julli ji économie bi mënoo néewal aussi importance boobu parce que toll na moment boo xam ni nit ñi loof nañu mais gis nañ ni approche bi du rek approche sanitaire. parce que amul fenn foo xam ne boo ko jëlee par approche sanitaire doo ci génn. donc tey jii li nga xam ne dañ ko rafetlu. mooy vision bi Sénégal am président de la République impulsé ko. mooy il faut que ñu juguler crise bi dans ses aspects sanitaires tey am na loo xam ne dafa am solo. parce que boo xoolee évolution épidémie bi di nga gis ni personnel de santé bi ñu ngi commencé di am ay cas ak yooyu président génne mesure bu importante ne nañu yaatal mesures yi nga xam ni mooy yokk protection wu personnel médical bi te kooku ci ay mesures yu pratique lay doon. loolu moo tax président ñoom la njëkk a gërëm tey. non mais il faut que ñu gën leen toppatoo. mais ak décision yi ñu jël nii mardi imch bu kaay yokkee ñoom seen liggéey dina gën a bari. li nga xam ne mën nañ ko gëwuma ni ñoom seen biir est-ce que ñëpp dinañu rafetlu décision yu ni mel. non foog naa dinañ ko rafetlu parce que na leen dimbali. parce que dund aussi ànd ak sa wér-gu-yaram respecté ànd ak responsabilité dina tax it nit ki aar boppam parce que fi mu toll nii l'axe stratégique premier c'est la prévention. mais bu leen di indil afflux de malades aussi gëwuma ni tamit dina leen neex. yàlla nañu yàlla dimbali musal bi. foog naa ne war nañ ko wax. parce que mais docteur c'est important mais bu ñu xoolee la courbe. non bu ñu xoolee la courbe. la courbe de la contamination journalière boo ko xoolee yemale mbir yi rek ci Sénégal. non mais parce que ñoo ngi Sénégal. mais boo ko xoolee it méngale ko. ak li xew ci réew yëpp. ci yi ñu wër ak yi ko gën a sori. di nga gis ni ci rubrique boo munti jël ñun ñu ngi en deçà des moyennes. très bien très rapidement boo munti jël muy nombre de cas yi. muy ñiy wér. muy ñi ci ñàkk seen bakkan ak yooyu. waaw dinañ ci ñëwaat ñu ngi ci ligne bi ak Serigne Cheikh Tidiane Sy di président cadre unitaire de l'islam ñu ngi lay nuyu sëñ bi Sy. waaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di fay. waaw ñuy fàttali ni cadre unitaire de l'islam yéen laaj ngeen semaine ba la ñu génn ñu ubbi waat lieu de culte yi pour armer waat psychologiquement et spirituellement les musulmans tey ji xibaar bi kon mën nañu wax ni am ngeen du leen neex tey. waaw ñun au niveau du cadre di nuyu d'abord je ma fekk ci plateau bi. di ñu wax rek ñu au niveau du cadre suñu taxawaay toujours mooy taxawaayu concertation. ndax dafa amoon benn clameur bu commencé woon di jóg ci yenn communauté religieuse yi di ñaan président mu ci ñaan njiitu réew mi mu ubbiwaat en tout cas li ñuy wax lieu de culte mu am aussi beneen pàcc ci réew mi boo xamante ni ñoom dañuy topp li nga xamante ne mooy li docteur yi wax ba keroog ñuy am lu gën a leer. moo taxoon ñu ne dañuy lancer ay consultations yi bon sax demander pour publiquement mais dañuy lancer ay consultations. jëmale ko ci mbooleem ay këru diine jëmale ko ci mbooleem ñi nga xamante ni ñoo ŋànk diine gi ci Sénégal mais aussi en partenariat ak le ministère de l'Intérieur. bi ñu waxtaanee ak moom wax ko am na lu mu ñu waxoon mais ñu ñaan ko ne ko il faut que mu xool li nga xamante ni dafa laal pas-pasu Sénégalais yi naka la ñuy mën a def ba indi ay assouplissement wàññi ko mais wàññi boo xamante ni aussi du faagaagal dara ci li nga xamante ni moom la docteur yi wax. kon président dafa mel ni répondre na ci appel boobu nga xamante ni association islamique yi waxoon nañ ko. këru diine yi am na yenn këru diine yoo xam ne ñaanoon nañ ko. ba tey jii mu indi lii nga xamante ni moom mooy assouplissement ci li mu tuddee adaptation ci dund ak virus bi dañuy jóge léegi ci xeexu laqatu virus bi dem ci xeexu dund ak virus bi. fa tabarakallah mu nekk nag loo xamante ni dafa war a ànd ak ay mesures d'accompagnement ndax bu fekkee ni dañu bàyyi communauté religieuse yi rek président dafa leen delloowaat bal bi pour ñu jëlaat seen responsabilité.
mais responsabilité boobu bu fekkee dañ ko bàyyi ci loxo communauté religieuse yi kese dina xaw a sooxe tuuti. waaw mais sëñ bi si yéen tamit di ngeen ci am responsabilité ndax bu ñu waxee cadre bi par exemple yéen loolu ngeen doon laaj tey jii nguur gi ñëw na favorablement ci seen demande est-ce que tamit seen responsabilité du gën a yokk yan garantie ngeen di joxe. waaw parce que cadre bi dafa am ay këru diine yu bari yu ko seex. ci biir këru diine yi am na ñu ko laaj. moo tax ñun dañuy lancer ay concertation du woon demande boo xamante ne cadre daf ko def par contre cadre bi dafa ni bu fekkee ni dañ ko war a def am na ay mesures d'accompagnement yoo xamante ni il faut que ñu boole ko ci. moo taxoon ñu listé benn série de mesures mu jëm ci kuy dem ci jàkka ji nga yóbbaale njàpp booy dem yóbbaale sa sijaada bu ñuy egsee ci buntu jàkka ji ñu defal thermoflash raxas say loxo wala ay gel yi nga xamante ne gel alcoolisé. respecter distanciation sociale ci biir jàkk ji donc une série de mesures d'accompagnement yoo xamante ni cadre bi édicté na ko ngir mën a xeex ak li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi mën a judd ci biir jàkk ji mais am na yeneen i kër dina yoo xamante ne ñoom dañu ni d'accord ñu ci woon nañu xaar rek ba kër docteur dellu siwaat ci ñoom ba wax leen ni que kat maîtriser nañu situation ñu doog a ubbi moo taxoon ñun ñu lancé cadre de concertation boobu mais tey comme président ci ubbeekoom delloowaat na bal bi ci religieux yi ne leen na ngeen concerté wu ak le ministre de l'intérieur léegi nag phase opérationnelle la ñu jëm maanaam dañuy xool naka la ñuy mën a mesures yi nga xamante ne ay mesures de distanciation sociale yoo xam war nañ ko mën a appliquer ci jàkk ji nan lañ koy rendre opérationnel loolu laa wax ni il faut que mu am ay moyens d'accompagnement. am na jàkka yoo xam ne am na niveau d'organisation yoo xamante ne permettre nañ ko ñoom seen biir ñu mën ko def. mais am na jàkka yoo xamante ne amuñu niveau d'organisation boobu donc il faut que ñu jëlaat responsabilité bi waxtaanaat ci comme ni ñu wax sax ñun concertation la ñu woote. mais concertation boo xamante ne aussi day ànd ak ay mesures d'accompagnement ci wàllu ay moyens ci wàllu ay jumtukaay yoo xamante ni dañ koy jox jàkk yi ngir ñu mën a dund boo xamante ni dina mën a dëppoo ak li feebar bi laaj. te ku nekk jël sa responsabilité Souleymane. Serigne Cheikh Tidiane maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Souleymane. waa kay di la laaj rek bu nekkee ni jël nañ mesure déggoo ngeen ak ministère dégg nga ministre de l'intérieur sànq nee na mébétam mooy fii ak aljuma ngeen déggoo ba jullee aljuma bii di ñëw ñu mën ko def ci jumaa yi. waaye bu nekkee déggoo ngeen ba ñu tàmbali ubbi progressivement jàkka yi ak jumaa yi waaye bu ñu demee ba ci biir ñu gis ni courbe épidémiologique bi xëj na dafa jéggi dayoo wala mu yokk te ñu mën a rattaché yokk boobu ci li ñu ubbi jumaa yi est-ce que yéen pare ngeen pour tëjaat jumaa yi. waaw xam nga ni décision tëj jumaa jeeg ubbi jumaa moom nekkul ci cadre bi ndax cadre bi wax toujours ne du autorité. cadre bi cadre de concertation la ay këru diine ñoo ko ngànk mais ubbi jumaa tëj jumaa day delluwaat ci suñuy ay kilifa. ndax ku ci nekk ci cadre bi am nga kër goo wékku te li kër googu édicté comme recommandation ci loolu ngay topp. bu ñu tànnee dama ay kilifa yu am solo la ñu am yu am ñam yu am yu xam àdduna la ñu am te ñoom ci seeni gis-gis dañuy am seeni ay staff yoo xamante dañuy waxtaan ak ñoom. am ay kuréel yoo xam ñoo leen wër di waxtaan ak ñoom bu ñu ci demee ba toll ci bu laajaatee ñu ubbi tëjaat jumaa yi yaakaar naa suñu kilifa yi am nañu matu am leadership boo xamante ni dina leen permettre lu ci war. ak jamono ba mu waree ñoom dinañ ko doxal. te loolu tamit dañ koy def toujours en partenariat ak kër docteur ndax damay wax ni dafa mel ni dañ ci génne léegi kër docteur ci mbir mi mais toujours ni fàttaliku ne lépp loo xam ne dañ ciy def rek muy kilifa diine bi muy kilifa politique bi daf ciy bàyyi toujours xel li nga xamante moom la ko ak kër docteur wax. bu fekkee ne waa kër docteur li nga xamante ne président de la République moo ko wax ñoom ñoo ko digal. dinañ ci ànd mais bu fekkee ne dama nañu ba jëmmi jamono waa docteur ne dañuy reculer waat yaakaar naa kilifa diine dañ ci ànd ak ñoom. waaw bokk na ci li waa kër docteur wax Serigne Cheikh Tidiane Sy mooy feebar bi wax dëgg yàlla mag ñi la gën a solal ak ñi nga xamante ni dañoo am ay comorbidité maanaam ñu am yeneen pathologie yu nga xamante ne mi ngi seen yaram ñooñu la feebar bi wax dëgg yàlla gën a mën a sonal bu ñu xoolee fii ci Sénégal nañu waxante dëgg ñi fréquenté jàkka yi sincèrement majorité bi en tout cas ay mag lañ est-ce que itam te souvent ay mag la yu nga xamante ne am nañu yeneen pathologie est-ce que tamit ouvrir les mosquées prématurément du lu nga xamante ni dafay exposer mag ñooñu nga xamante ni ñooy nar a dem ci jàkka yi.
loolu nag c'est vrai question bu am solo la mais nag damay lay leeral aussi Sénégal du mag ñoo ñëw ci jàkkee xale yi dem jàkk. mais la majorité mag ñi ñoo fay dem wax dëgg yàlla. waaw mais jaxasoo bi ak xale yi mooy indi jafe-jafe d'accord naa ci loolu. oui c'est vrai que c'est un problème mais aussi comme ni ñu wax rek bu fekkee ni décision bii président jël waa kër docteur ànd nañ ñun yaa amuñu ci problème l'essentiel mooy nañu respecté li nga xamante ni moom la docteur yi wax li nga xamante ni moom la personnel autorité yi nga xamante ni parce que ministre de l'intérieur sànq dégg naa ko seen waxtaan mu ne am na ay mesures d'accompagnement yoo xamante ni ñoom dinañ ko jël ak préfet yi ak sous-préfet yi ak toutes les autorités locales ngir mën a accompagner jàkk yi ci seen ubbiwaat mais aussi mën na am ay jàkk yoo xamante ni nekkuñu ci ay dispositions pour continuer seen julli seen i ay juma ku ci jël sa décision aussi bañ a ubbi sa juma je pense que dañ koy respecter ndax aussi am na loo xamante ni li tubaab bi naan nul n'est à l'impossible nul n'est tenu am na loo xamante ni surtout man ma ci am ay xel ñaar ci li nga xamante ne mooy julli ajjuma yi ci li nga xamante ni bii mooy julli ay yooyu yëpp ay jafe-jafe ci lañ jëm. ci ni ñu koy gérer ndax boo demee ci jumaa yi léegi-léegi da ngay gis nit ñi dul ci biti boo demee ci ay souvent ci bayaal lañ koy defee donc yooyu yëpp. dina laaj niveau d'organisation boo xam ne niveau d'organisation bu kawe lay doon. ngir mën ko def ci conditions yoo xamante ni conditions yi mucc ayib. mais loo gis waxtaan la organisation la laaj bu luñ ci gis loo xamante ni nekkul ci suñu ay dispositions dinañ ko jottali kilifa yi. le ministère de l'intérieur lui-même. bu ci amee saafara ñu ànd ceeg moom liggéey bu ci amul saafara. à l'impossible ni ñu am na jàkka yoo xamante ni peut-être bi ñu am disposition pour mën a ubbi. bu boobaa ñu en tout cas. kilifa diine yi ko ŋànk ñoom ñoo war a jël seen responsabilité pour bañ ko ubbi. jërëjëf Serigne Cheikh Tidiane Sy ñu leen di wax bon courage nag parce que wax dëgg yàlla organisation bi nga xamante ni ci la ñu nar a jëm dina doy waar ñu ngi lay jaajëfal leneen li itam ci noonu rek ma laaj la balaa ñuy jël professeur Babacar Kane mi di nga xamante ne mi ngi ci ligne bi 10 cas ñu tëj mosquée yi 1000 ñu ubbiwaat mosquée yi loolu tamit dina xaw a jaxase xel yi te comme ni ma ko laajee tamit Serigne Cheikh Tidiane Sy wax dëgg yàlla la majorité ñiy dem ci jàkka yi sunu papa yi la ak sunu maam yi est-ce que loolu c'est pas aussi les exposer. Chérif del dem jàkkuwaay baax na waaw mën nga woote sunu koñ nga la damay dem jàkk wala. non pour dire rek loolu donné la fait la. mais foog naa ni séquence bi ñu ubbi séquence la boo xam ni gannaaw bi moo waxee li déterminer stratégie bi li mu laaj ci attitude. mooy responsabilité. te responsabilité bi ci jëkk mooy dem waxtaan ba seeti nan la ñu mën a déggoowee pour li ñëpp bëgg mu mën a nekk ci kaaraange bu mat pour ñëpp. kaaraange boobu dàqul ñii nga joxañ ñi ay mag lañu mag it xam na li koy may yaram donc ñoom it dinañu jël seen ay matuwaay. pour ñu mën a respecter loolu. donc foog naa ni du ay affaire 10 cas ak 1000 cas. mbiru nekk demande la boo xam ne mi ngi fi ñu teg ko ci. mais est-ce que c'est la majorité qui a demandé. foog naa ni réew mi de. ñi ko sàkkoo. oui ñi ko sàkku te ñu déglu leen ci bare na lool ndax ni ñu mel la dañu fonk jàkk te bu mbir amee ba dal ci kaw nit. nit ki dafa bëgg dellu fa mu yaakaaree boroomam mën ko foo jaamu pour yàlla nangul ko. te ñëpp daje lañ seen ay ñaan ak seen i xol pour mbir mi jóge fii. yaakaar naa mooy li ñuy wax sànq rek bu ñu ko tënkee. dafa am décision boo xam ne dafa relever des experts am décision politique. décision politique moo gën a yaatu. décision experts yi non dafa am parce que politique dafa laaj nga jël responsabilité wu état bi. c'est ça. décision experts yi. ma ngay yem ci seen biir hôpital. parce que c'est des organisations professionnelles. absolument seen décision mi ngi aju ci protocole yi ñuy def pour faj. ak xelal politique donc la jëm ci seen diggante ak président de la république duñ ci jël décision dañ ciy joxe avis. très bien mais fa ñu am pour jël décision. mooy ci seen i biir clinique. ci seen ay protocole sanitaire yi ñuy teg. foofu moom am nañ fa autorité parce que ay produits wu lañu. d'une organisation professionnelle et d'une formation boo xam ni dafa am un classement da lay wan ni mbir bu mel nii bu jotee. protocole bii ak bii ak bii ak bii nga koy fajee donc la koy tënk mooy lañ ko digal te lañ ko jàngal. ni loolooy protocole bi pour mu matale ko. mais décision politique bi moom ki ñu dénk baatu askan bi yëpp moo ko moom. président moom mooy décider bu cin bi baxee. kañ lay yëkkati
kubéer bi pour wàññi chaleur bi tëjaat ko. donc dafa mel ni loolu la def mooy point équilibre bi nga xam ni soxla nañ ko ci gestion bi. parce que lu amul équilibre rek. du baax dafay xaw a difficile. ñu ngi ci ligne bi ak imam Ndari Diop ñu ngi leen nuyu imam allo imam Ndari. waaw dinañ ko retrouver yaa ngi woon ci tomb bu am solo monsieur le ministre. waaw non c'est que tey moom ay imam rek ñoo may boole. te man sama àll ba guddul. oui non mais c'est que pour wax rek ni. oui. responsabilité bi ñu laaj. oui pour mën a jànkonteeg risque bi day nekk rek espèce su tàmbali boo xam ni ci la ñu war a changer adapté wu. parce que la nekk ci cëppaandaw gi mooy gis nañ ni war nañu seet nag la ñuy mën a dundeek moom. fii ba nawet bi jege donc. te ñu am yeneen responsabilité. il faut que économie bi dox. il faut que nit ñi par exemple tey jii. impact bi marché yi am na ñoo xam ne ci sama zone bi ma dëkk Médina xëy na amuñu congélateur bu ñu mënee dund juróom benni fan denc. bés bu ne dañuy xëy dem marché. donc ca marché ci leen boobu war nañ cee góorgóorlu te ñu ngi ci di ci liggéey ak toutes les ressources de la Médina. ak maire bi. pour fexe ba yokk prévention bi ci biir marché Tilène bi. joxe ay gants. indi gel. teg ay robinet yoo xam ne ñaa ngi ciy laxas. répartition 10 000 masques yooyu nu mu nar a demee. 1 million de masques la ñu war a produire. oui donc dinañu ko génnee. parce que loolu la président wax pour ngeen xam anticipation bi ci ne. nee na ñi nga xam ni seen xel may na leen ak seen ay capacité ñu produire ay masques. ñii produire ay gel. ñii produire ay matériels yoo xam ne moom la ñuy utiliser pour raxas loxo yi. ñii produire ay respirateurs moom dina leen accompagner pour ñu gën a mën a liggéey parce que éléments yi ñu soxla. ba ca gën mooy bu fekkente ni am na spécification yi ñu soxla yëpp. te mu nekk une production locale wala mu nekk une solution endogène. donc loolu bokk na ci xeex bi. Souleymane am na ku nekk ci ligne bi daa mel ni. waaw dafa mel ni ñu ngi ak professeur Bamba Kane di agrégé en physiologie professeur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Souleymane. di la dalal ci suñu plateau spécial bi yow en tant que spécialiste xëj na côté sanitaire bi nan ngeen jàngatee décision yi nga xam ne président jël na ko dégg nga waxtaan bu ñu waxtaan léegi diggante li ñu yaakaar ni xëj na mën na nekk juyoo diggante situation sanitaire bi nu muy demee ak décision yi nga xam ne jël nañ ko pour assouplir est-ce que c'était le bon moment na nga jàngatee daal décision bi du point de vue sanitaire muy du point de vue épidémiologique muy du point de vue aussi plus spécifique yow ci sa domaine. waaw jërëjëf Souleymane may nuyu ñooñu nekk seen plateau bi di nuyu surtout suma mag suma xarit Seydou. maa ngi lay fay maa koy saa bu baax. waaw man xam nga mesures yi nga xam ne moom la président jël dafa nekk mesures yoo xam ne man globalement dama koy rafetlu. te dafa nekk mesures yoo xam ne matul une semaine invité nañ ma ci benn plateau de télévision boo xam ne nii mu ko waxee nii man noonu laa ko waxee woon ba nga xam ne sax tànk am na sama xarit yu bëri yu may tooñ naan ma dafa mel yow dañu la déglu ci li nga doon wax keroog. xam nga dañu nekk ci benn situation boo xam ne wax naa ko itam ci jàkkaarloo yaa moins de 2 semaines. ma ne leen est-ce que nii ñuy dundee nii tëju nit ñi dematuñu dikkatuñu 80% sénégalais yi nekk ñoo xam ne ay góorgóorlu nga xam ne bu ñu xëyee ñi ci ëpp ci ñoom amuñu salaire dañuy xëy bu ñu ndékkee ba noppi ñenn ci la ñuy doog a lijjanti lu ñuy añee bu ñu añee ba noppi ci la ñuy doog a lijjanti lu ñuy reere nga tëj leen 2 mois yoo xamante ne nii métti bi foo ko takk weesu na ko waaye nag loolu la situation bi laaj loolu la laajoon nga jël beneen composant nga jël beneen point boo xamante ne mooy ndax virus bi daf fiy jógee ci la ak weer wala ci ak ay quelques man li ma gëm man te yàggu ko wax depuis 1 mois mooy virus bi fii ba décembre jàpp naa ni ñu ngi dund ak moom te est-ce que fii ba décembre nii ñuy dundee nii tëj lépp ne teg sax loolu mën naa nekk loolu man jàpp naa ni mën ta nekk donc day toll benn moment boo xamante ne dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo ñu gën a loof ci sabat segam ñoom ñoo toog benn instant boo xam ne ñoom ñoo toog
xam ne faaw ñu xool naka la ñuy jàngee suñu ak virus ak sama ñun ñi nga xamante ne nii ci économie amul doole te tamit ñoo bañ ca toll ci niveau de dégâts ñun tollowuñ foofu noonu. loolu nag dafa am loo xamante ne nii moom la junj loolu la àndal ndax président wax na ko mooy que nit ñi du caagin que allégé nañu mesures yi dañuy bàyyi mesure de prévention yi doon def ak gestes barrières yi nga xam ne moom lañ doon jànkuwanteel bopp. loolu il faut jàpp naa ni Sénégal ci ak ci li ñuy jëm sax ci ay at am na mesures yoo xam ne moom dafa war a bokk ci dund. Justement professeur loolu mooy difficulté bi apprendre à vivre avec le virus sans ñu ban ko banaliser tamit dina am solo. waaw mais loolu dëgg la te président defe naa ne insisté na ci discours am. kenn warul la banaliser mesures barrières yi loolu moom kenn ànd ci. il faut que nit ñi parce que masque il faut que nit ñi di continuer di raxas seeni loxo rassemblement yi nga xam ne mën naa ñàkk. man tey jii jàpp naa ni Sénégal dafa war a doxee sax suñu tool lépp loo xam ne dafa doon rassemblement di ay jénte di doon yoo xamante ni mën naa ñàkk war nañ see mën a doxee bàyyi lu mel noonu. ndax tamit virus bi mu ngi fi. jóge te lawam xamuñu kañ lay jeex donc faaw ñu jàng ñu naka la ñuy continuer di dund ak virus bi te loolu yéen presse bi da ngeen ci am rôle bu majeur. ndax juste dégg ngeen rôle bu am solo ci sensibilisation bi faaw ngeen continuer di sensibiliser nit ñi. ci mesures yooyu nga xam ne mooy tax tey jii nii dégâts yi ñuy ragal ñu bañ koo ñu bañ. merci ñu ngi lay jaajëfal professeur Bamba Kane di jaajëfal Souleymane Niang mi nga xamante ni foog ñu libéré ko mu dem ndogu ji sa kaddu bu mujj monsieur le ministre lan lay doon laataa ñu yëkkati jotaay bi. mais kaddu remercier leen. également ci liggéey bi ngeen di liggéey parce que vraiment. chapeau bas quoi pour wax parce que liggéey bi rafet na taxawaay bi rafet na li ci toppit mooy ñaan suñu borom mu dimbali ñu ba ñu mucc ci lii mais ñaan biñ ci ñaan dafa nekk ñaan yoo xam ne pour nga mën a ko mottali faw nga am loo def pour yàlla nangul la li ñu war a def mooy moytu tere yi de saxoog digle yi raxas loxo yi ak yooyu di rafetlu nag vraiment li nga xam ne noonu la président di gérer mbir mi parce que boo seetee ci waxtaan wi dafa am réew yoo xam ne dañu tàmbalee mesures yu kawe mooy li may wax espèce su guerre de tranchée la ñu mëne taxaw rek di dóor te virus bi duñ ko jam mais option bi nga xam ne mooy option au Sénégal dafa mel ni jëluñu option guerre de tranchée contre le virus dañu jël une bataille en mouvement parce que bi ñu jàngatee profil bi gis nañ ni que c'est un risque dynamique donc dooni rek tey lii la ñaari weer yi évalué nañu gis ni composante yëpp ak facteurs yi bu ñu leen analyser lii la situation bi dëppoo donc loolu dellu ci li nga xam ni mooy ni président de la République engagé gestion bi mooy nekk ci ak ay mesures yu proportionnelles mesures yoo xam ni mën na ko yéegal régulièrement di fàttali ne nag oyofal bi ñu oyofal dañuy ñaan yàlla ñun ñëpp ñu taxaw mottali ko parce que yàlla bu ñu tàbbi ci situation boo xam ni dañuy dellu ci mesures yu ko gën a diis yu gën a diis yi fi nekkoon donc ci njàngum dund ak gan gi nga xam ne nee na moom il faut que ñu seet naka la ñuy def ak moom. donc yàlla nañu yàlla dimbali. may ñu mottali koor gi mu nangul ñu ko. ba ñu tàbbi ci korité gi. may ñu ñun ñëpp ñu teewaat koor du déwén. yàlla na ko yàlla def. amiin et rendez-vous à la mosquée. incha allah incha allah ñu ngi lay jaajëfal monsieur le ministre. maa ngi nuyu Bamba Kane bu baax. bien sûr nee na magam laa mais moom sama sëriñ la sama nijaay la. Souleymane. juste remercier ministre Seydou Gueye ci disponibilité chaque fois que occasion yu mel ni am sollicitude bu mu am ci groupe GFM. oui li si des li xëj na fàttali rek yaakaar naa président de la République tey posture bu du lu bees xëj na mais dafa commencé nekk identité remarquable moom mooy se mettre au-dessus de la mêlée bu coow bëree bu waxee xëj na xel yi dellu si waat tuuti et je pense que foofu moo war a nekk position am surtout ci crise bu mel nii parce que fan yi ñu weesu coow li bëri na tension bi yéegoon na xol yi jóg na yaakaar naa tey gannaaw bu mu waxee xel yi dina dellu si waat mbir bi dina gën a leeraat tuuti xëj na nag
loolu mooy côté positif bi xëy na bu ñu amoon dara lu ñu wax de l'autre côté ci safaan bi mooy xëj na par exemple date yi nga xam ne joxewu ko ci bon ministre yi xëy na ñoom ñoo koy leeral parce que ministre de l'intérieur joxe na benn date waaye lu jëm ci université par exemple wax nañ ci waaye leerul tellement. entre le 2 ak le 14 juin lañ wax ni dinañ mottali xam président de la République moom niveau bi nga wax li nga wax loolu am solo. très bien mooy sommet stratégique bi. c'est ça donc moom day joxe tegtali xàll yoon. léegi ministre yi léegi nag jawriñ yi mu tànn. waxtaan ak mottali liggéey bi ci anam yi mu ko santaane. mooy dem loon diisoo jëkk ñi ngeen ko seqal. ngir mbir mi mën a nekk. li dëppoo donc dañuy gërëm sénégalais yëpp. parce que ambiance bi aussi su amee. c'est que sénégalais yëpp nangu def effort ñeneen ni nangu bàyyi lu bare jiital ni bu dee politique nañ tëj bunt bi bu dee xëccoo nañ ko bàyyi te ñu jublu ci li nga xam ni moo itteel askan wi mooy ñëpp mucc ci. jërëjëf monsieur le ministre Seydou Guèye ñu fàttali encore une fois que ni couvre-feu bi léegi li ko dalee suba incha allah 21h lay commencé ba 5h du matin beneen xibaar itam mooy ñi nga xamante ni ñoo génn àdduna ci bitim réew seen i néew dinañ leen mën a rapatrier fii ci Sénégal beneen bi itam mooy luuma yi ak lieu de culte yi mosquée yi ak église yi dinañ ko ubbiwaat ñuy jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni jàpp nañu ci liggéey bi Souleymane Niang monsieur le ministre. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à Pierre Da Silva et toute son équipe à la réalisation et à Chérif Dia à la coordination. Excellente suite des programmes. Ci kanam di ngeen am seen émission Quartier Général dina ñëwaat certainement ci toutes ces informations avec Pape Cheikh Diallo. Excellente suite des programmes sur TFM.